am na beneen ciblage boo xam ne def nañ ko mais boobu c'est les 15-24 ans c'est-à-dire dañuy dem chaque association ñu tànn fa 30 jeunes yoo xam ne yaakaar nañu ne mën nañu partager les connaissances yi ñu am dans leur communauté ñu def ak ñoom benn formation boo xam ne sur le civisme et la citoyenneté ñooñu après nekk ay relais pour dem dans leur communauté encore defaat kii boobu partage boobu. Donc au lieu de 30 fële fii boo defee 30 par association la donc on a 180 jeunes yu ñuy former chaque année mu nekk 540 jeunes yu ñuy former au bout de 3 ans maintenant nag formation en cascade lay doon 30 jeunes yooyu boo leen former ñoom ku ci nekk da ngay dem wut ay groupe cible nga di leen di former comme ça kii bi relais wu formation bi mën a des ci gox bi. Entre autres activités yoo xamante ne ñu ngi koy nekk di dérouler à travers les projets yi nga xam ne moom la ñuy mettre en œuvre am nañu ay formation yoo xam ne ñu ngi koy def aussi sur les élèves et boobu vraiment ngeen ma insister tuuti sur ce qu'on est en train de faire ci biir école yi. xam naa ñii am jot di seetaan télé lu bëri démb ñii seetaan RTS Kenkeliba ñu ngi doon wax ci gouvernement scolaire ba ngeen gis xale bi doon taxaw di wax naan enseignants yi ñun suñu niveau mu ngi wàcc parce que les enseignants yi ñu ngi grève au moment où yeneen écoles yi ñu ngi jàng. Loolu ce sont les élections des gouvernements scolaires des 11 collèges de Guédiawaye. Toute cette activité-là, c'est la Fédération Pencum Dakar moo ko financé xale yooyu seen élection dafay am isoloir am encre indélébile am membre bureau de vote am assesseur am cachet à voter am bulletin de vote am commission électorale boo xam ne quand il y a des contentieux yu ñu war a vider ñoom ñoo ko war a def loolu ay xale lañu ay xale te ñoom seen élection seen campagne électorale amul sànni xeer amul saagante amul dóorante te bu contentieux amee xam nañu fa ñu war a jaar ba ku ci nekk sa àq ñu jox la ko donc xale yi jeu de rôle yooyu ñuy def noonu ci Guédiawaye boo ko defee ci tous les collèges yi nga xam ne moom ngay nekk di liggéey ñun tey actuellement ñu ngi koy def ci collège yi nga xam ne suñu collège partenaire lañ on est en train de toucher 27 897 jeunes dans les collèges yoo xam ne dañ leen di inculquer ce savoir-vivre ce savoir-faire là le respect des résultats wax la aussi bu fekkee ne dañ la jox résultat boo xam ne da nga ne lii mérité wu ma ko ban yoon nga war a jaar boo xam ne sans que nga heurter la sensibilité des gens nan nga war a jaar ba ñu jox la sa ak sa yelleef donc les gouvernements scolaires ñu ngi ciy liggéey ak l'IEF Koli xam naa prochaine fois bu amee dinañ leen projeter benn film fii ngeen xool le président du conseil constitutionnel des élèves ngeen xool xale bii nekk président conseil constitutionnel lu Guédiawaye xaw ma lan la mais buy wax dafa mel ni André Ziavaz mi fi nekkoon mooy wax baat bi buy dégg ñoom toge la ñuy sol bu ñuy ñëw ku nekk da ngay am nooy nekk di jikkoowee ñuy nekk di leen inculquer savoir yi noonu à travers l'école xale yooyu nekk ci gouvernement scolaire yi nag ñun dañuy travailler ak le service civique national ñu defal leen ay formation bu ñu defee formation yi nag ñoom dañu am ay plan d'action dem seen école ñu am ay critères yu ñu taxawal ne maintenant formé nañ leen ba pare mettre ngeen en place seen gouvernement scolaire il faut que ñu xool nag yan coppite lay indi ci école bi ñuy travailler ak le service civique national ak les IEF pour ñuy mën a suivre activités yi pour mën a observer les changements yi nga xam ne moom la am loolu mooy approche su gouvernement scolaire à travers les collèges on appuie aussi 24 écoles élémentaires
yoo xam ne ñu ngi am ay gouvernement scolaire am na ci xale yoo xam ne ñu ngi essayer di imiter à l'élémentaire ñu ngi am ay résultats yenn yi foofu mais j'avoue que ñu ngi koy gën a intégrer dans le calendrier des activités des écoles parce que maintenant xale yi léegi da ngay romb benn xale mu ne la man maay le ministre de l'environnement wala man maay le ministre de l'intérieur. dinaa leen wax tuuti benn anecdote bu ministre bu l'IEF des Almadies di wax chaque fois mu ne dafa am benn collège bu ñu mettre en place benn gouvernement scolaire mu am ñaari xale yuy xeex ci cours bi le ministre de l'intérieur ñëw atte leen yaa jàpp leen ci loxo yóbbu leen ci directrice bi ne ko liiral leen ñi règlement ci bi intérieuru école bi mu liiral leen ko mu ne ko yéen a enfreindre tel article bu leen dalaatee dinañ leen dàq ci école xale yi ñooy waxal seen bopp lool. te ñun Child Fund ak fédération Pencum Ndakaaru ci li ñu gëm mooy ne changement yi ñuy xaar ci fi ñuy liggéey li ñuy wax wiiri wiiri jaari ndaay changement yi ci xale yi la war a jóge ñun loolu la ñu gëm. approche yi nag day différer parfois nga jaar ci xale bi direct parfois nga jaare ci papa yi waaye ñenn am na ñu ne boo bëggee lu efficace da ngay jaare ci yaay yi ndax yaay bi moo yilif papa ji ak doom ji xam na voilà am na ñu wax loolu mais néanmoins approche yi mu ngi noonu ñu ngi jaare ci jigéen yi di jaare ci papa yi di jaare ci yaay yi di jaare aussi ci structure ya nga xam ne fa la ñuy nekk itam di évoluer mu mel ni école. donc loolu ñu ngi koy def ci gouvernement scolaire yi ak jeunes yi ñuy former sur le civisme et la citoyenneté defe naa wax naa ko mooy les 180 jeunes à raison de 30 jeunes par an et par association. am na aussi ay formation yoo xam ne ñu ngi koy def loolu ñu ngi koy def aussi sur les membres de la gouvernance des associations membres de la fédération parce que ñun ni ñuy doxalee gouvernance bi daf ci am solo trop et ñooñu fédération Pencum Ndakaaru mu ngi leen di former sur leur rôle et responsabilité parce que dañu yaakaar ne nit bu moomee dara jël ci ay responsabilité war nga ko xamal nan lay def ba taxawal ay rôle am ak responsabilité loolu leadership transformationnel lañ koy nekk di wax très souvent loolu ñu ngi ci former aussi suñu membre conseil d'administration yi elles sont au nombre de 66 il y a quelques mois maintenant léegi 72 lañu parce que chaque association maintenant sa membre conseil d'administration 12 membres la fois 6 day doon 72 membres ñooñu aussi ñu ngi leen di defal ay formation pour ñoom aussi bu ñu demee ci seen association yi ñu faire passer le message. bon la dernière approche nga xam ne moom la ñuy def aussi pour la promotion du civisme et de la citoyenneté c'est l'organisation de journées sur le civisme journée du volontaire parce que ñun dañu am ay volontaires ay relais daaw 111 relais la ñu am relais yi ay volontaires lañu parce que madame Ndiaye wax na sànq mu ne ki nga xam ne mooy def loo xam ne xaaru ci fay te la muy def day jariñ goxam ba yépp ñooñu ay relais lañu ñun am nañ ci daaw 111 dañuy organiser maintenant des journées du volontaire yoo xam ne ñoom dañ leen di njukkeel dañ leen di reconnaître seen mérite ci liggéey bi ñuy defal pour fédération Pencum Ndakaaru pour liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy defal ci association yi nga xam ne ñoom la ñu bokk donc beneen approche mu ngi noonu boo xam ne mooy la dernière activité bi nga xam ne mën naa ko citer yoo xam ne ñun ñu ngi koy def dans la promotion du civisme et de la citoyenneté loolu mooy activité yi maintenant ñu dem ci résultats yi mooy li ñuy def nii yëpp li ma wax nii yëpp lan la jur ci terrain bi li mu jur ci terrain bi boo ko seetluwee boo xoolee ci à travers les membres des conseils d'administration des associations xam seen rôle et responsabilité moo leen tax maintenant gën a
professionnels, c'est-à-dire dañu gën a xarañ ci seen liggéey. Merci président, dañu gën a xarañ ci seen liggéey maintenant te loo gën a xam sa liggéey loo gën a xam sa rôle loo gën a xam sa responsabilité aussi mu mën la tax nga mën a gën a atteindre résultats yi nga xam ne moom ngay xaar. Yeneen changement yi nga xam ne aussi ñu ngi ko constaté ci li ñuy liggéey c'est la levée des couleurs dans les écoles. L'année dernière, on a constaté qu'à Guédiawaye, par exemple, bi ñu defee la rentrée solennelle des gouvernements scolaires, les 11 collèges de Guédiawaye, tous les jours à 7h45, dañuy def levée de couleur tous les lundis ñu def ko levée de couleur alors que loolu c'est pas une pratique boo xam daan nañ ko constater chaque jour. Am na ay yeneen changement yoo xam ne aussi constaté nañ ko, c'est la mise en place des comités de salubrité dans les écoles. Xale yi bi ñu demee ba seetlu ne seen écoles yi macha allah comme li madame Ndiaye doon wax dañuy jël seen ministre de l'intérieur boole ko ak le ministre de la santé boole ko ak le ministre de l'environnement ñoom ñu dem instaurer ay comité de salubrité dans les écoles pour que aspect wu setu école bi xale yi jël ko en charge. Loolu solo bi mu am mooy il y a 2 ans par exemple damay jox benn exemple, directeur national Child Fund daf ñu woo en tant que fédération ne am na de l'argent disponible pour construire des toilettes dans les écoles. Ma ne quand mu ne voilà na ngeen bind yónnee ma seet yan école laay financé ñu bind yónnee ko mu ne waxuma réparer ay toilettes de tabax ay toilettes laa wax. Ma ne ko non yi toilettes yi dafa yàqu ba léegi kenn mënatu ko utiliser mu ne ñooñu boo leen defaraatee dañ koy yàqaat ñu amul toilette laa wax mat léegi tabaxal leen xool ñooñu nan la ñuy yore seen toilette. Donc problème de comportement am na ci bu wàll boobu loolu moo tax ci changement de comportement yooyu ñu observer xale yi nga xam ne ñu ngi doon jël en charge les problèmes de set ci école bi, set ci toilette yi, set ci cours yi, set ci salle de classe yi. Te d'ailleurs niveau propreté wu école yi bokkoon na ci indicateurs yi nga xam ne les relais du service civique ak les relais de l'association 1177 de Guédiawaye moom la ñu doon nekk di évaluer bu ñu doon def les tournées dans les écoles. Bon yeneen changement yi nga xam ne soppeeku yi nga xam ne aussi constaté nañ ko mooy ne xale yi léegi ñu ngi développer un leadership fort. Xale yi bu ngeen seetlooyee maintenant xam na yéen a ngi seetlu fan yi chaque jour la télé yi wax ci enseignants yi ñu ngi grève. Chaque jour nga gis la même télé wan la ay xale yuy marché ne dañoo bëgg enseignants yi jàngal ñu parce que dañoo war a jàng. Donc ñu ngi ne la promotion de droit à l'éducation et loolu c'est un aspect qui est très important. Xale bu njëkk ba da nga daan seetlu bu grève amee dañuy kontaan daw ñibbi football yi dem defi leen neex kii mais léegi da ngay seetlu xale yi bu grève amee ils sont irrités parce que dañu bëgg a jàng. Xaw ma ndax madame Ndiaye li mu wax mooy cause bi parce que jigéen ñi ñoo ëpp ci école yi léegi te ñoo dàq jàng peut-être que jigéen ñi ñoo indi changement yi mais on constate des changements de comportement ci xale yi ci li nga xam ne moo leen di toucher directement. Yeneen changement yi nga xam ne aussi ñu ngi koy gis ci communauté yi mooy la promotion du volontariat bi ñu ko defee ci association yi ñu ngi seetlu ci communauté bi nit ñu bees ñu ngi ñëw ci association yi di wax ne man dama leen gis dama leen dégg ngeen di liggéey ci maneen fan laa ak lan laa ci mën a jàpp. Loolu aussi dafa am solo ay résultats la ci li nga xam ne moom ngay def parce que promotion wu volontariat boobu ngay def bu fekkee ne ci biir communauté bi yaa ngi gis nit ñu bees ñuy ñëw di laaj li ngay def di xool moom nan la ci mën a participer loolu c'est des résultats yoo xam ne mën nañ ko nekk di approprier wu. Donc loolu mooy les quelques résultats yi nga xamante ne constaté nañ ko changement de comportement yi et aussi ci li ñu
constaté comme résultat le fait d'avoir formalisé suñu relation yi ak les inspections de l'éducation de la formation avec les autres organisations yi nga xam ne mooy nekk di exister mu ngi ñuy tax ñun ñu am benn ancrage communautaire bu fort c'est-à-dire ñu ngi ñuy gën a identifier ñun en tant qu'organisation qui œuvre pour les changements de comportement significatifs dans les zones où nous intervenons et loolu aussi dañu koy gërëmee sante ko ñi nga xam ne ñooy doon les relais sur le terrain loolu mooy les quelques approche bi ma jël nag c'est pas approche académique comme Madame Ndiaye, approche tellement stratégique avec le service civique. Moi j'ai pris une autre approche boo xam ne noonu laa bëggoon présenter loolu moo tax léegi ma duggee ko nii parce que bon on a été formaté comme ça il faut surtout partir du principe où les gens dañu bëgg xam li ngay def lan la moo tax ma jógee ci avec la méthodologie de l'entonnoir là, du plus général au plus particulier pour mën a expliquer ce qu'on est en train de faire ba ma terminer ci sur les résultats yi nga xam ne moom la ñu constaté maa ngi leen di gërëm di sant ñëpp sànq bi may lim nuyu naa ñëpp mais mënoon naa ko limaat personnellement sama ancien directeur de projet Amadou Gueye Samb mooy sama premier directeur quand j'étais dans le projet association 1345 Yoff. Maintenant je travaille plus uniquement pour Yoff, je travaille pour les 5 fédérations moo tax ma bëgg sama yeneen membre association yi ñoom ñu identifier ko xam ko. Il fut le directeur de l'association 1345 de Yoff. waaw maa ngi gërëm di sant ñëpp di leen nuyu di leen gërëm di passer la parole au modérateur président Omar merci beaucoup jërëjëf. ñu defal nekk na benn présentation bu succincte mais bu ñu amee seetlu danañu gis ne def na genre témoignage ci digganteem ak waa service civique national waaye digganteem ak waa lycée bu Yoff ak enseignants yi de manière générale ba rafetlu seen taxawaay foofu lañ fay jële mooy ñooñu nekk ay fonctionnaires de l'État jàpp ñu ne rek salaire moo dox seen diggante ak état bi maanaam dafa ñu ko gañ PM parce que mel na ni am na leneen lu ci fees mooy engagement bu ñu am ci liggéey bi parce que na ma yàlla jégal am na ñu bari ñoo xam ne ñi seen salaire rek la ñuy toppatoo la ca des waxuñu ci dara mais suñu sukkandikoo ci ni Issa waxee fesal na fa mandargal na fa ne ñi nekk ci service civique national nekkoon ay naatangoom bu doon liggéey ak ñoom ak nit ñu tamit ni ñoom madame Ndiaye à travers madame Ndiaye nag dañuy wax tout le corps enseignant ñi nekk ci lycée bi ak ñi nekk ci école primaire yeeg yooyu wane na ñu benn taxawaay benn pas-pas bu am solo boo xam ne bi yombalal na bu baax liggéey bi te liggéey bi nag ni mu ko tënkee mooy dafa mel nii lii fédération pencum Ndakaaru nekk di def du dara lu dul opérationnalisation concept yooyu nga xam ne depuis ce matin suñu mbokk mi Serigne Fallou ak madame Ndiaye faram fàccal nañ ñu ko ci anam yu mucc ayib yoo xam ne leer na suñu bopp ñëpp. alors ba mu gis ne mel na ni daal dañuy dajale nit ñi impliqué leen mais ci kaw valeurs yi ñuy wax équité bañ a am xàjj ak seen ñu yemale waaye it ñuy tàttan seen xalaat loolu mën tax ñu xam lu nit ñi soxla ba ñu génnee la ci ëpp solo ñu mën ko planifier exécuter ko à travers un plan de suivi. nee nañ ñu noonu ko ñoom monsieur Dieng waxee ak madame Ndiaye fii di fédération pencum Ndakaaru ci stratégie d'opérationnalisation concept yooyu nga xam ne moom la ñu faram-fàcc ci yoon woowu la ñuy tënku di ko def te nag ñu ciy def li ñuy wax alignement par rapport aux stratégies retenues avec le partenaire mooy du dara lu dul wat gaal yëgoo wat gaal yëgoo soo demee ci kaw joor gi ñu ne la yéen ko tu xëddeen dañuy yëgoo parce que lépp loo gis aussi lu xalaat ba baax lu yéene ba baax da ngay yëgoo ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal parce que bu ngeen ko deful rek dana am fu mu sooxee te bu boobaa boo moytu da ngeen tàmbaliwaat te loolu dafay mujj daan doole. liggéey bi nga xam ne nag fédération pencum Dakar mu ngi koy def dafa am approche ay porte d'entrée dana jaar ci ay signature de protocole yu muy def ak yenn services yi bii mu ci bi am na bu ci fes boo xam ne bi mu ngi dox diggante fédération ak waa IEF. mais aussi danañu seet les services techniques comme tey ni ñu ko defee avec le service civique national nga xam ne dafa am benn bànqaas bu am solo bu ñu ko dénk ci wàllu civisme ñu lëkkaloog ñoom mën ci ànd liggéey waaye it liggéey bu ñuy def
du ñu fekk ni doomu aadama nii rek jël ko danañu xool le profilage xam nga Sénégal ak dëkku Afrique yu bari ñàkk jël profilage yàgg nañu tardel ci ay détails jël Seyna Issa parce que Diop la sant parce que Cambérène la dëkk ba pare nag nga soog a xool ndax mën na liggéey bi loolu yàgg nañu tardel te comme que nit ku ñuul xamul folli fal rek la xam da nga ko fay teg nga gis ne mënu ko léegi ñu nekk fa di laamisoo di raay dox ba finalement liggéey ba yëpp di jaxasoo mais fédération Pencum Ndakaaru moom li muy ci ko xool mooy ndax yow profil bi nga yore méngoo na ak la ñu bëgg def. Ensuite danañu xool une cartographie parce que dëkk boo fa demee wala gox da ngay xool dëkk ba na mu tëddee xam nga lii di Dalifort ni mu bindoo ak ni Yoff bindoo wala Wakaam bokkul parce que li ay dëkk cosaan la alors que Dalifort moom dafa nekk dëkk sanc bu yees soo ko doon méngaleeg dëkk yu mel noonu. loolu nag moo lay may nga xam na dëkk ba tëddee nañuy fonctionner boo si sukkandikoo nag nga mën a def li ñuy wax mise en réseau. nit day ubbaku danañ faral di wax ne les faibles ont besoin de se protéger mais nit koo xam ne kii xam nga ne li ngay dox jàmm la bëccëg la du safaan amu ci soxlawul ngay dox guddi bëccëg ngay dox te waruloo ragal ubbaku dem ci ñi nga xam ne yéen a bokk xalaat loolu mooy la mise en réseau parce que daf lay yokk da nga leen yokk mais yow it ñoom danañu la yokk. cible bi nag alors par catégorie la ni mu ko waxee am na ci sur le plan opérationnel ay doomu aadama la ñuy jël. bu ñu jëlee approche communautaire bi ñu ngi koy teg ci ay famille mais au niveau national nag dañuy def li ñuy wax le mise en réseau loolu mooy lëkkale bi ñu doon wax sànq parce que tamit nii électricien bi di xoole kër di installer courant bi xam lu ne fu mu jëm noonu nga koy doxalee muy def li ñuy wax la mise en réseau bu dee da nga nekk ci dans le jeu des organisations. alors lii nga xam ne nag approche yi sur les personnes am na ay leaders yu ñuy formé wax na ci benn groupe de 30 personnes am na ñoo xam ne ñu ngi nekk ci 15-24 ans danañ ci former 30 jeunes par association mu toll ci 580 mais aussi danañu former les élèves au niveau des écoles di def ay gouvernement scolaire ak ni ñu leen di mettre en confiance ba ñu xam tàmm tàggat seen bopp ci li ñu bëgg a doon ëllëg parce que ne danañ faral di wax ne diplôme dafay ànd ak présomption de compétence waaye it xale bi si ba muy nekk xale soo amee seetlu am na ay xeetu fonction yu koy attiré su fekkee teel nañ ko ci tàggat yàlla mën na ko dimbali ba su màggee dina nekk mag mu responsable responsabilisation des jeunes boobu mooy indi changement de comportement noonu la fédération Pencum Ndakaaru gisee. ci wàllu gouvernance ñi nga xam ne ñoo yore CA yi wax dëgg yàlla am na liggéey bu am solo boo xam ne bii ñu ngi koy def ci wàllu leadership transformationnel parce que nekk ci CA yi warul nekk rek da nga am jot wala da nga bëri am disponibilité wala da nga am volonté war nañ xool bu ñu xoolee profilage bi ñu wax sànq ndax yow am nga compétence bu la mën may compétence nag du nécessairement njàng bokkul jàng mën na ci bokk mais compétence ay somme de kii la yoo xam ne yi bu ñu ko dajalee mooy tax nga mën a opérationnel. alors lii nga xam ne nag danañ def aussi ay journée de volontariat lu mel ni comme li ñu dajale ni tey nga xam ne dafay tax ñu mandargal yenn aspect yi nga xam ne soxla nañ ko bu baax résultats yi nag am nañ ay membres yoo xam ne gën nañu professionnel. levée de couleur ñu ngi koy gis ci yenn écoles yi chaque lundi 7h45 alors que daan ñu ko woon gis am na ay comité de salubrité yu commencé feeñ ci yenn écoles yi gis nañ xale yi gën nañu xam seen bopp ñu ngi taxaw ci leadership bu fort am na volontariat maanaam nit ki am nag léegi cawarte di dem ci lii ñëpp moom mu seet lu mu ci mën a def loolu mu ngi gën a fës am na aussi li ñuy wax kii di Pencum Ndakaaru mu ngi gën a fës ci dëkk bi ñun ñaa ngi koy gën a xam parce que taxawaayam dafa gën a rafet donc Issa wax dëgg yàlla defal nañu ci temps bu gàtt présentation bu concise boo xam ne bii wane na mandargal na aspect yu am solo yi nga xam ne kii di fédération Pencum Ndakaaru mu ngi nekk di koy def ci gox yi nga xam ne fa lay intervenir muy Cambérène di Guédiawaye di Dalifort di Wakaam di Sébi ak kii di Yoff nga xam ne mooy 6 associations yi nga xam ne ñoom ñoo ko composé donc Issa ñu ngi lay jaajëfal di la sant di la gërëm sans plus tarder rek ñu jox kàddu gi ki nga xam ne mooy commandant Sylla moom mooy def la 4e intervention ji bu ko defee ñu daal di lever la séance parce que séance bi ci matinée bi lañu ko prévoiroon parce que yitte yi dafa bari ñu xam ne rek li ëppoon solo tam li nga xam ne moom la Serigne Fallou wax sànq du bu ñu jógee fii rek ñu tàccu photo wu naan fi ay jus dem ñu ne baax na macha allah déedéet lan la war a jur ci jeexital ci wàllu comportement donc même après ñi war a jël kàddu nañu gën a insister ci aspect boobu bu ko defee mu nekk la ñuy tënk ñu ngi nii di koy filmer liñ ci namm mooy
suñu jógee tey ñu jàll ko ci réseau câble bi nit ñi liir ko waa Yoff ñëpp seetaan ko xam ko mais du xam ko rek seetaan ko parce que dinañ wax ne lii la fa Issa wax mais lii fa Issa wax lii fa madame Ndiaye wax lii fi commandant Sylla wax lii fa Serigne Fallou wax man naka laa ci mën sukkandikoo pour xoolaat ni may comporté woo ba mu am jeexital bu mucc ayib ci askan wi ngeen baal ñu wax. donc commandant Sylla gannaaw ba ñu la sante gërëmaat la encore une fois wax nañ ko sa gannaaw sànq bi nga xamante ne da nga amoon lu la yekki woon fële ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm démb gis nañu benn mandarga la ci liggéey bi nga def yépp ba mu tàmbalee ba léegi ànd ci ak administration fédérale bi ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm au nom de la fédération Pencum Ndakaaru à travers yow nag c'est tout le service civique national xam nañ ne aussi war a jàll ci beneen liggéey yàlla mu nga xam ne moo doon womat ba fii yàlla gën a leeral yoon bi et que lépp loo yaakaar ci liggéey boobu nga xam ne mooy liggéey bu bees bi yàlla na si yàlla jàppale kii la war a wutu aussi fa nga newoon yàlla na ko yàlla jàppale parce que jeexital bi yépp comme ni ko Issa waxee sànq mooy que askan wi am ci njariñam yàlla na ko yàlla fay jërëjëf. rahmaani rahim maa ngi nuyu kilifa yi fi nekk yépp jiital ci suñu papa yi suñu yaay yi ak kilifa yi fi toog yépp comme 13h dafa jot xam naa ne Cissé yi ak Touré yi ñu nga xool seen montre njëkkoon naa fi ñëw ndax dañ ko waroon def ci 9h waroon na ànd ak film exposé bi mais xool naa ci heure bi suñ ko ci naree def préparation bi dina jël tuuti temps mais je suis prêt à relancer pour une prochaine fois maa ngi gërëm tamit waa Yoff yëpp ndax ku ne Yoff sa xel day dem ci Maam Limaamu Laay yàlla nañu ko yàlla fayal ku ne Yoff aussi ak Cambérène ba ci Dalifort di nga xalaat tamit nit ñu baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk donc man li ma fiy def defaluma ko sam bopp laa koy defal di ci sàkku ñaan rek waroon naa développer benn thème muy incivisme maanaam jikko yi nga xamante ne war nañ ko xoolaat mais aussi nan lañ koy saafara exposé la suñ fi nekkee na ko lire day jël temps da ngeen may permettre rek pour 5 à 10 minutes ñu def ci un bref exposé parce que am naa ay contraintes et ci suba aussi dama amoon horaire boo xamante ni depuis le 7 février ñu ngi ci doon liggéey xam nga ñun militaire bu ñu nee heure bi la ñu jàpp ci mais balaa may continuer aussi damay ñaan suba nit ñi day am détachement militaire bu fi ñëw ak clairon bu fi ñëw pour lever de couleur heure nag normal 8h la vraiment suñu sañoon bu militaire yi ñëwee ñu def suñu cérémonie bi ñu bañ a tardé comme ni ñu tardé tey ñoom it ñu yeewi leen ndax jot leen jafe na ndax ñëpp a ngi ci préparation 4 avril bi mais maa ñaan bind suñu kilifa gi may ñu ko donc may gërëm suñu chef d'état-major général des armées ci loolu nga xamante ni def na ko bu ñu defee levée de couleur bi aussi nga baal ma xaw ma ndax annoncé ngeen ko ndax dama xaw a tardé pour présidence ministre bi je sais pas wax ngeen ko waaw kii di ministre bi tamit ba ma ko gisee dama wax ak moom ndax dama fi ñëwoon ci journée internationale du volontaire ma gis prestation yi ñu ngeen def ma ne ko bëgg naa nga ñëw nga gis ko bëgg naa tamit comme moom mi ngi doog di ñëw te ñu nekk ay collaborateurs am la ma gis ci Géejawaay gisuma ko fenn yàlla rek a tax may wax dem naa Fatick def naa tout mais Kolda yëpp mais gouvernement scolaire bi ma gis Géejawaay ak organisation ba ma fa gis tax na ma sawar beneen bi tamit message ba nga xamante ne lancé woon naa ko ci Wakaam muy ci yenn comportement yenn xale yi parce que ça va me permettre ma dugg ci vif sujet xaw ma école 3 xaw ma école 2 encore damay fàttewaat tey xale du fa ñëw di sol ay check down wala jigéen di fa takk chaîne ci tànk ndax damay ñëw ci incivisme mais incivisme aussi dafa culturel dama yaakaar ne tey ci thème bi laay dugg directement ma def ko ci olof de temps en temps en français aussi tey xale yi am nañ ay royuwaay ak ay royukaay am nañ tey ay royukaay ak ay royuwaay tey boo xoolee maa ngi suivre rek benn émission ba ki démb ci 2STV
ki ñuy wax directeur général bi amee affaire kii bi location de véhicule unité Mbaye Sarr Sénécactu mu commencé ci permis de conduire ba muy wàcc Abidjan 700 francs la amee woon à l'époque en 1970 tey mu nekk dans une entreprise boo xamante ni ça emploie des centaines de personnes kon tey lan moo fi jàgg dem ci gaal gi lan moo fi jàgg jaay sa bopp incivisme tamit weesu lu dul xeeb sa dëkk ndax tey ñi nga xamante ni jàngunu wala bu ñu jàngee alxuraan lañ jàng tey kenn gënu leen tekk ci dëkk bi bu ñu jëlee ku mel ne El Hadj Ndiouga Mbaye Ndiouga Kébé ku mel ne El Hadj Djili Mbaye ñooñu ñëpp ay référence lañ tey bu ñu xoolee même ci Yoff bëgguma tudd kii ndax fàtte kii am na ci ñoo xamante ni mun nañ leen citer en référence incivisme bi nag dañ koo gis muy délinquance ci stade yi muy ci colin bi incivisme aussi dañ ko gis ci télé yi ak ci rajo yi ndax tey émission yoo xamante ni yaroon nañu ci jom yaroon nañu ci sutura ma ñëw ci moo bi ma gën a neex te ma déggee ko ci maam Abdou Aziz Sy Dabakh yal nañu ko yàlla fayal man nag Tijaan laa mais maam Abdou laa féetewoo du ma ko nëbb fenn waaw moom tey boo xoolee da doon wax ndeysaan papaam maam Alaaji Malick mu ne dafa jàng ñu ma gën a jàng ñoo fi nekk dafa jàng juróom-ñaari at alxuraan mu jàng ñett at teggin mu ne bu yëgoon day jàng juróom-ñaari at teggin jàng ñett at alxuraan ñu ne ko lu tax mu ne ak loo mënti def ci àdduna te ànd ak teggin keroog yowmal xayam yàlla mën na mu bëtu malaaka yi ba sa teggin moo lay rawale léegi xale yi amatuñ teggin xale yi lu leen neex la ñuy sol lu leen neex la ñuy wax ngay dem ci stade muy ay violence ngay dem ci sabar yi ñuy génne seeni cër ngay gis jigéen buy dem tamit takk chaînam seenti tànk tey école 3 boobu ma lay wax xale dootu fa duggati di sol check down ndax nit booy roy da ngay jéem a xool démb loolu lan lay signifier tey lan la ma mën a apporter ak suba lan la ma mën a apporter jigéen ñi takk chaîne jógewul lu dul ci jigéen ñi doon sëy ak jigéen nga koy takk yaa ngi takk xamoo li ngay takk yaa ngi roy xamoo li ngay roy te jigéen liñ ci xamoon mooy muur say cër même boo solee pantalon tamit au moins dana mat ngay xool góor ñuy dem seeni slip di génn te yenn saa yi nag slip bu weex la mais da ngay gis mu ñuul ko mu xóor leen kii dafa salte mais c'est de l'incivisme nga sol ko di dem nga ne loolu à la mode la léegi loolu à la mode la tey kii di xalif général Laayeen bu la convoqué woon yow mi ko sol est-ce que boo demee di nga ko sol tey boo dee dem Touba est-ce que di nga ko sol tey bu ñu la nee da ngay dem présenter wu pour ñu jox la emploi liggéey est-ce que di nga ko sol tey bu ñu ne président de la république dina la recevoir est-ce que di nga ko sol est-ce que boo dee dem tey ci sang bu tedd bi fii ci Yoff di nga jël sa tànk yi takk ci ay seen du leneen lu dul yabaate mais yabaate googu nag papa yi dañ cee am part de responsabilité mais surtout yaay yi parce que duñu wax papa yi li ci ëpp dëgg gi parce que Sénégal tey ñi ngi wax or ñi ngi wax pétrole ñi ngi wax lu bëri mais Sénégal du dem fenn ay émergence yëpp du dem fenn man maa ko wax fii te fu ma toogaat wax ko lan moo tax tey ku am ay milliards am ay compte am lépp te amoo yar amoo teggin du dem tey ku naan am nga or am nga pétrole jéemoo jàngee nan la ñuy extraire or bi nan la ñuy extraire diamant bi wala nan la ñuy extraire pétrole bi lu dul toog naan Sénégal am na pétrole ñeneen ay jóge fële créé fi instabilité ànd ak suñuy jigéen suñu xol lu ci tàng ñu indi fi Nations Unies mu taxaw di ñu protéger naan mi ngi protéger di def lu ko neex di rawale te duñ ci mun dara donc moment bi mooy moment de la croisade à jamais ou la compromission de tout dañu war a delloowaat xel yi dañu war a xoolaat jikko yi dañu war a xoolaat ñun nan lañ doon demee démb ndax àdduna ñett phase la démb tey ak suba
tey loo mënti def te amoo yar amoo teggin da ngay perte sa temps ngay ñëwaat encore booy dawal oto téye sa portable di wax lu la neex nga sànni ci mbedd bi lu ñu wax ñu ne mbedd buur la tey man am na loo xamante ni daf ma tiital ndax ki nga xamante ni son excellence le président de la république du chef suprême des armées bi mu njëkkee yëg ci nguur gi dafa nekk tour aux valeurs civiques ñu toogaat le 31 décembre 2016 mu ne j'invite les forces armées et le service civique national à pousser les Sénégalais à mieux reconnaître leurs symboles tey ñu toogaat ba le 16 janvier 2016 au conseil des ministres mu interpellé waat ñu encore ci comportement yi mais jikko boobu ci ñoom la njëkk a commencé mu yéen politiciens yi man dama doon gis bi ma nekkee xale ay émission politique yu am importance comme yi ñuy wax ay génération 80 ay fenêtres sur l'éducation bien en toute perspective nga doon gis des leaders d'opinion ci lan lañ doon jox leçon nit ñi c'était des débats d'idées mais léegi lan la ñuy wax genre yu mel ne du ma ko nëbb ay mel ne ay genre ay Ahmed Aïdara taxaw naan ay tës taxaw naan ay wax sa xalaat kii taxaw di weer jëkkëram alors que ñàkk fayda weesul jigéen buy dem ci rajo yi wala góor buy dem ci rajo yi di wax yéen yi ndax ñàkk yi war ma yow tey sa kër am na papa am na yaay même bu mënul régler solution bi sa papa am na ku mu rus imam bi mi ngi ci dëkk bi muy leader d'opinion yi chef de quartier bi mi ngi fii mais tey demal tribunal looy gis ay histoire ci ñoo xamante ni ñoo bokk di weerante di woo presse bi di woo rajo yi di joxe ay émission yoo xamante ni amul xel amul benn classe ñun bi ñu nekkee xale am na ay émissions yu ñu intéressé woon muy lu mel ne ay génie en herbe da nga daan tongee xool émission yooyu tey mu lay intéressé tey yaay yi tey lan la ñuy xool ni ci ëpp mooy sama doom lan la indi xamoo fu mu ko jëlee doom boo xëyam ne xëyul gontul maa ngi dem yaay ville te ñëw maa ngi dem dox bi te ñëw nga dem dox bi ñëw yëkkati jox sa yaay 20 000 francs 30 000 francs mu naan doom yàlla na nga gudd fan la ko jëlee nga am portable 300 000 400 000 fan nga ko jëlee man de xëy na yàggadiku naa tuuti mais am na lu may sante sama yaay di ko gërëmee sama yaay tey fu ma neex laay daagu ci Sénégal lu ma neex laay wax mais du ma wax lu ma neex dinaa wax lu ma war a neex nekk naa xale ma sàcc 15 jël 15 temps yi 15 moo xew ma dem jëndi tàngal na ma baal sama nopp sama yaay tey dëddu na bu kos almet la jël sëyam xaw na cee yàqu teg ko sama baaraam lakk beneen yoon boo gisul loo moomatu na nga ko fi bàyyi dem naa ba doon wax sama yaay bàkk alxuraanul karim ndax moo mu jur man jabar tàggalu ma doom tàggalu ma mun naa togg mun naa fóot mun naa paase parce que mag ñi seen bopp dafa am nu ñu leen yaree woon mais tey léegi ku ci taxaw ci jigéen ñi lan ngay njëkk a xalaat utal ma bon xamoo bon bi lan lay inculquer say doom te amoo benn contrainte am na ci papa yoo xam ne tamit di nga gis sa doom bu xëyul gontul jigéen la ñëw na taxaw jël yóbbu la màkk nga foog ne aji nga aji woo fenn donc il faut que ñu delluwaat encore ci yàgg bi ñu taxaw encore naan seen doom yi école bu maître bu wagu ko dóor wagu ko saag man dañ ma daan pakkaat ba ma niiw ñu naan ay les droits de l'enfant dama daan romb ci mbedd def lu ma warul def ku nekk am tànk ci man mais tey lan moo waral sàcc xale yi lan moo waral rey xale yi c'est parce que la responsabilité elle est individuelle père de famille bu ci nekk da nga daw sa responsabilité tey bu ma wóoree ne tey doomu jàmb bi mi ngi dox waru fee nekk ma retourné ko dàq ko dóor ko lan lañ may wax yow ko la yàq loo sama doom les droits de l'enfant alors que tey nga nekk comme ni ma gis dootu jour gi fisc xale bi ñu gis ko ba mën kaa sàcc foofu c'est parce que ko day naan xale bi sama yoon nekk ci sama ci waxee am problème donc ñun bu ñuy copier war nañ copier waat ci ay modèles yoo xamante ni moom mooy suñuy modèle il faut que ñu delluwaat ci démb il faut que ñu xoolaat yaru démb il faut que ñu xoolaat jikko yi mais tey xam lay bu la neexee nekk ci rajo yi nekk ci réseaux sociaux yi di saaga président de la république di saaga procureur yi di saaga imam yi di wax ay wax yu ñaaw bu ñu waxee nga ne au nom de la démocratie ça c'est au nom de la sauvagerie politiciens yi tamit taxaw ëllëg ñu def ay débat d'idées kii naan Idrissa Seck nee la mel kële taxaw naan Macky Sall ne la mel kële taxaw naan président ba leen nii la mel kenn naan on n'a pas besoin de ça
on a besoin d'une population qui revienne à l'orthodoxie, un comportement citoyen. ndax nit mën na nekk ci dëkk te du fa nekk citoyen lan la fay nekk habitant ci lañ nagoon dem muy li nga xamante ni muy civisme muy civilité. Civisme du leneen lu dul comportement, civilité du leneen lu dul li la warloo ak ci ni ngay doxale pardon. Civisme du leneen lu dul yow say obligation ak say devoir ñu def ko. Il faut ñu xoolaat émission yi, il faut ñu xoolaat contenu yi, fecc saaga xulo xasante ñàkk wormaal yenn kilifa yi, ñàkk wormaal yenn imam yi, ñàkk wormaal yenn prêtre yi, alors que fi gënuma fee jàng kenn alxuraan. am na loo xamante ni war nañ ko xoolaat bu baax, surtout ñun muy jullit yi muy catholique yi, ndax yàlla yee nañu ci sooratul kaafiruuna yaa ayyuhal kaafiruun ku nekk gëmmal li nga gëm nga bàyyi keneen ki ak li mu gëm. beneen bi ñi ngi gis ay terrorisme di am, ñi ngi gis ay agression di am, ñi ngi gis aussi les forces de l'ordre aussi baisser la garde. C'est parce que chacun a délaissé. ma tënk ko ndax du fi xajaat, on est en train de marceler, du fi xajaat amaat nañ yeneen programme, on va encore développer ça. mais li leen pencum Ndakaaru tax ma gën a ñëw parce que ñu ngi may accéléré boobu ba léegi pour ay yeneen consignes yu ma doon def parce que dama gisal sama bopp depuis bi ma gisee Guédiawaye ak même Kolda, mais Guédiawaye ravir palme bi ci laa ne man ñii duma leen seetaan naa leen topp. Et c'est effectivement ce que j'ai dit à mon ministre. Et le ministre aussi bi ma ko waxee organisation yi nga xamante ni ñu ngi koy def nee na de xanaa président soxla ko wala dara gàllankoo ko, mais suba 16h mi ngi fii. man tamit comme boobu léegi lu mat ñaari at ñett at ñi ngi ci yu mel noonu aussi gisaguñ benn ministre bu ñëw présider kon tamit ñi ngi ñaan kii di suñu ministre di ñëw parce que ministère de la jeunesse dañuy détaché vraiment ñu recevoir ko seen ministre aussi bi nga xamante ni nekk na fi muy Abdoulaye Diouf Sarr ñu boole ko ci, mais aussi yeneen ñu nga xamante ne ay anciens ministres ñi nga xam ñi ngi ci opposition bi ñi ngi ci lépp ñu boole leen ci ñu ñëw. politique du leneen lu du gestion de société, politique du saagante, politique du xastante, politique lan la. politique mooy débat d'idée la, ki jiitu ki topp ci ginnaaw. mais xool leen depuis 2012 wala depuis 2000 ba léegi on est en campagne électorale permanente. boole ceeg lu ñu wax ñu ne on va monter à la vitesse supérieure. état bi tamit bu ñu waxee yenn saa yi mu teggi tànk gagag non dëkk il faut mu am kilifa. dëkk dafa mel ne daara te fu ngeen dem aussi même ay kanaara yuy dox il faut mu am benn kanaara bu jiitu. il faut nga nangu jiitu. ku nanguwul ku la jiitu doo mës a jiitu wala ku iñaane sa ndono aussi sa dee dina ñaaw. wa salaam. je pense que wax dëgg yàlla ni mu waxee xaw ma lu mu naroon wane ci présentation PowerPoint bi mais ni mu présenté de manière succincte vraiment ñëw na ci ay dimensions yu am solo yoo xam ne yi mu ngi mel ni ku fekkee communication yi ko jiite alors que nekku fi woon. donc ñëw na dans la suite logique de ce qui a été dit. démarré na ci la notion de ponctualité de la sukkandiku sax pour wax rappeler waa Yoff ëllëg li fi nar xew maanaam tey saa wax na ko sànq bu ñu nangu kenn jiituñu fi ëllëg. parce que nag booy dépasser yenn kilifa yi bëgg am benn succès bi quand même da ngay nangoo teel a ñëw te comme que ñun ñooy dalal vraiment renouveler na invite bi nga xam ne Issa wax na ko te ba ko Issa di wax moom fekk ko fi alors donc muy dëgg. parce que yëgoowuñu donc loolu mooy dëgg mooy que ñii di waa Yoff ñoo war a jiitu ci mbir mi laata keneen di ñëw comme que ministre bi moom moo war a ñëw ànd ak nawleem bi nekk fii di Abdoulaye Diouf Sarr ñu koy saluer au passage nekk le ministre de la santé et de l'action sociale et le maire de Yoff ñu ngi koy gërëm di ko sant. wax na ci wàllu crise maanaam li am solo mooy nga gëm sa compétence maanaam nga gëm li nga mën parce que soo ko gëmee. mën na la jàppale ci yu bari mais incivisme fii si suñu gox-goxaan yi am na dimension culturelle parce que bu njëkkoon boo gisee nag ku def ci mbedd mi naka sulul noonu mën nga ko corriger mais léegi soo fekkee doomu jàmbur ci mbedd mi nga corriger ko soo moytuwul di nga dugg ci rapitu sàmbalaw bi maanaam di nga xam fu mu déparé mais doo xam fu muy jeexee te loolu lépp bëggoon def lu baax moom moo la koy kii. wan nañu ne daal nit bu amee gëm boppam yàlla mën na ko dimbali joxe na fi ay référence ku mel ni suñuy papa Ndiouga Kébé El Hadji Djeli Mbaye yal na yàlla yokk seen leer ñooñu nekkoon nañ fii ci ba dem ba nekk ay modèle fii ci Sénégal ak Afrique te pourtant ba ñuy tàmbali ci conditions yu modeste la ñu tàmbalee woon
bu ngi wax directeur bu kii Tour Sénécar Tour moom it départ ci conditions yu modeste mais fas jom liggéey takku liggéey ba li ko yàlla wërsëgalee yàlla na yokk. alors am na nag boroom suñu maam Abdou Aziz Sy Dabakh nekkoon kilifa diine bu fi nekkoon yàlla na yàlla yokk leeram wax nañu ne jàng na juróom-ñaari at diine ñetti at lii di teggin mais mu dem ba ci biir ne su sañoon dana jàng juróom-ñaari at alxuraan teggin jàng ñetti at alxuraan parce que mu ngi wax ne li nga yor lu mu am solo lu mu am valeur soo amul yar amuloo teggin doo ko mun jariñoo te ñooñu ay kilifa yoo xam ne ay référence lañu seen wax du waxantu lu ñu wax rek war nañ ko mun def téere nee na boo seetloo bu baax moo xam ca stade ba la moo xam sa sabar ga la moo xam sa école ba la di nga gis ay incivisme yoo xam ne yi ña nekk ca stade ba di sànni xeer di def violence ña nekk ca sabar ba di fecc bu ñàkk teggin ña nekk ca école ba di col gu ñàkk teggin di dem bay dal ay chaînette di ko def seen tànk yi te xamuñu sax lu muy tekki te xamuñu ne bu leen nit gisee am na fu mu leen di boole te ñoom xamuñu sax ne foofu la leen waa ji di boole. xale yu góor yi nga xam ne aussi dañuy def ay check down yooyu yëpp muy xeeti comportement yoo xam ne pourtant bu ñu waroon dem ci kilifa duñu ko def donc incivisme bi manque de respect la envers soi mais aussi envers les autres. moo tax daal mu ne war nañ def benn croisade nag boo ko doon seet da nga naan jihad baatu croisade parce que ñu ngi ko gënoon xam ci diine chrétien mais boo ko doon méngale suñu jamono bi ak suñu société dafay mel ni li ñuy wax rek jihad la daal boo xam ne bii dañ war a taxaw wala ñu sàkk pexe. alors moom noonu la ko kiwee nee na bu jëkkoon boo xoolee ci télé yi ak ci débat yi daa nga gis débat d'idées ay xam-xam yu ñuy waxtaane mais léegi ay waxu sensationnel rek ay tësëk ay lu waaye xamal sa morom ci lu bon rek alors nekk ci te loolu amul mucc du ñu jëme fenn war nañu delluwaat si li nga xam ne mooy xarbaax yi nga xam ne suñu maam yi moom la ñu xamoon di gis nga aussi ci sëy yi war nañu tàggat nit ñi ñu xam jigéen ñi war nañu xam les tâches conjugales xam ni ñuy yore kër parce que léegi boo seetloo am na ko wax sànq de plus en plus yu bari mu ngi ruus te loolu baaxul alors noonu daal mooy li nga xam ne mooy ci wàllu sécurité bi parce que léegi gis na ne sécurité bi mu ngi gën a poser problème parce que tout simplement ñii ci kaw léeg-léeg dañuy xaw a teggi loxo teggi seen tànk te nag fi mu jeexale mooy que am na benn citation bu am solo bu ñuy faral di wax mooy que une autorité ne se délègue pas elle s'assume c'est le pouvoir qu'on délègue maanaam kër da ngay dugg léeg-léeg nga gis borom kër gi ne fii jenn caayam benn tubéy moo fi am man maa koy sol loolu mooy l'autorité ne se délègue pas c'est le pouvoir qu'on délègue autorité bi boo ko délégué rek mu ngi mel ni caaya ju ñor gi dagg boo ko buuboo sax du tax mu téye te doo ko dabaat donc ñiy jiitu nañuy faral di jël seen responsabilité boo bëggee jiitu ak loo mënti jiite nga ne kenn du la mere yaa ngi nax sa bopp fii Sénégal toll fii dëkk bi toll boo laa nangu responsabilité jiite na nga xool baax li ngay jiite lan la un jour viendra il va falloir dire non mais bu dee da nga bañ ku la mere bu ci bokk nga noppal sa bopp noppal nit ñi mais bëgg jiite nga ne kenn du la mere loolu amul fenn surtout fii dëkk bi tollu lay ñu bari nag si neex bi nii bésu élection yi ak mbumbaay bi danañu jël buñ paree nag bu tàngee rek ñu bëmax ko keneen loolu du nit ku responsable noonu la ñu déggee waxu commandant Sylla bu waree kilifa gi bu waree wax déet na wax déet su waree encourager na encourager donc vraiment ñu ngi koy gërëm di ko sant di renouveler appelam bi mu lancé à tout le monde mooy que daal vraiment suba à 8h moo tax ñu def ci document yi 8h précise parce que déet ñu ngi convoqué ñëpp 7h30 7h45 nañu fekk sa place ba danañ jël disposition yëpp incha allah donc ñun ñëpp nañu def attention parce que ku fa ñëw après 8h boo fa fekkul dara nga xam ne yaa ñëw après l'heure cérémonie bii di am aussi après midi bi xam nga kilifa boo ko joxee heure nga nekk si ngay ñëw dafa jekkul nag kilifa ñëw toog ba pare nga bëgg a ñëw ci gannaawam loolu ça ne se fait pas donc ñu ngi ñaan ñun ñëpp ñu def effort parce que li ñuy def nii ñun ñëpp ñooy andi suñu contribution ci taaral bés bi bu ko defee ñu dalal kilifa yooyu ànd si ak d'abord suñu kilifa yi nekk fii moo xam le maire de Yoff sous-préfet bi ñooñu ñëpp gis nañu leen
pour ñu ñëw ànd ak ñun ci bés bi ñu mën dalal kii di ministre de la jeunesse ak ñi muy àndal di ñaan yàlla rek lépp loo xam ne li ñu ngi ko si yaakaar yàlla nañu ko yàlla defal. comme ni ñu ko waxee woon nag fi mu nekk nii ci temps bi mu ngi nekk ci 14h moins 25 dañ bëggoon jël quelques interventions moo xam question lay doon wala contribution su ko defee.